asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk éleveurs yi rawatina mbokk colombophile yi seen site internet info colombophile moo ñëwaatoon di leen indil ay leeral ci feebaru pigeon bu ñuy wax variole. lan mooy variole, naka la ñuy defee prévention yi ak naka lañ koy traité bu ko pigeon yi amee ba noppi. laata ñuy tàmbale vidéo bi ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé ko, ngeen partagé ko te ngeen abonné ci chaîne bi ngir ngeen mën di jot yeneen vidéo yi ñuy dugal. ñu tàmbali. variole aviaire feebar la boo xamante ni dafa viral la maanaam virus moo koy provoqué. mu nekk feebar boo xamante ni day dal lépp luy xeetu oiseau, ginaar, pigeon ak yeneen. variole virus bu koy provoqué mu ngi tudd proxyvirus. virus boobu mu ngi bokk ci famille bu ñuy wax Proxyvidae. variole aviaire nag mu ngi am ñaari forme yu bokkul, benn bi mu ngi tudd forme diphtérique, beneen bi mu ngi tudd forme cutanée. forme diphtérique bi mu ngi caractérisé wu comme genre soj. xeefu pigeon yi dañuy néewi tuuti, duñu mel comme d'habitude maanaam nu ñu daan mel. bu tijjee bégu pigeon bu am forme diphtérique bi day am benn substance, benn membrane maanaam loo xamante ni daanoo ko ci woon fekk loolu moo ci nekk. ba pare gémmiñ gi day xeeñ bu baax te da ngay gis pigeon bi day am problème mu noyyi. ñu ñëw ci beneen forme bi muy forme cutanée. forme cutanée bu variole bi moom la ñu gën a xam ndax moom mooy gën a dal pigeon yi. forme cutanée bi bu ko pigeon bi amee da ngay gis day am ay pustules, ay vésicules wala ay pockets maanaam xeetu picc yi ngeen di gis muy nekk ci kanamu pigeon bi. boo leen ko gisee rek xam leen ni forme cutanée bi la. te da ngay gis ni picc yi day génn ci tànk yi tamit. variole mu ngi nekk feebar boo xamante ni day nekk ci dëkk yëpp, surtout dëkk yu tàng yi. ñu ñëw ci naka la ko pigeon bi di amee. bépp xeetu volaille yi mën na nekk vecteuru feebar bi lee. maanaam bu ñu ne vecteur mooy ñoom dañuy yor feebar bi ci seen yaram. mën na leen gàllankoor te mën na leen bañ a gàllankoor tamit. léegi bu ko defee ñoom noonu la ñuy def di ko wàll yeneen xeetu volaille yu ci mel ni pigeon. day mel ni nit ak yoo rek. yoo vecteur la. vecteuru feebar bu ñuy wax paludisme bu ko pikiiree nit ki ngay gis ni moom dafay feebar. tamit bu dul picc bi gunóor yi tamit mën nañ wàll feebar bi pigeon yi wala ginaar yi sax. gunóor bi mën na matt mala bu am feebaru variole ci yaramam mu ñëw mattaat pigeon bi noonu la koy wàllee pigeon yi ak ginaar yi. kon war ngeen di fexe di dindi gunóor yi nekk ci yaramu pigeon yi. mën ngeen ko dindi ak ndox maanaam di jox pigeon yi ñuy sangu. bu ko defee bu ko picc bi wala gunóor bi wàllee gunóor bi mun nañ lim u ci mel ni fel. ci la ñuy commencé wàllante seen biir ñoom pigeon yi wala ginaar yi. moo taxit bu ko sa sujet amee benn bi rek bu ko amee da nga ko war a isolé ak yeneen yi. variole bu duggee ci kaaf giiru 3 jours rek pigeon yëpp mën nañ ko am. waaye variole lu mu metti gaawul rey pigeon yi ñaari forme yëpp nag. ngay gis ni pigeon yi sax dañuy wéral seen bopp après 3 mois waaye loolu dafa gudd faj ko moo gën. ñu ñëw ci moyen de prévention yi. ñu fàttali ni prévention yi ñoo nekk moyen yu gën a efficace contre feebar bii nii. bu si njëkk mooy prophylaxie médicale maanaam vaccination. pour xeex feebar bi efficacement il faut que ñuy vacciner pigeon yi. vaccin wu variole pour pigeon bëri na mën nañ ci lim yu ci mel nii Colombovac PMV box. moom vaccin la te prévention la tamit. moom da nga ko war a piqûre pigeon yi avant saison de reproduction bi di commencer. te bu cuuj ji juddoo ba am 3 semaines war nañ ko jël tamit. beneen vaccin bu ñu leen di proposé
mu ngi tudd acide phénique moom tamit danga koy piqûre pigeon yu mag yi ak cuuj yi bu ñu demee ba am 3 semaines bu ñu jàllee ci prévention bi maanaam vaccination yi ñu ñëw ci traitement bi bu ñu leen di njëkk a proposé mooy teinture d'iode moom traitement la boo amee pigeon bu am variole da ngay ut teinture d'iode boo paree nga xool li variole bi maanaam picc buy nekk ci kanamu pigeon bi wala tànk yi bu pigeon bi amee variole nga toqal ci garab bi muy teinture d'iode bi après picc bi day wow ba pare mu wadd après garab yu ñu leen jot a présenté am na ci yoo xamante ni ay éleveurs ñoo ko jot a testé ba mu faj seeni pigeon yu ci mel ni alcool iodé yenn éleveurs yi bu seen pigeon yu variolé dañ koy toj def ci alcool iodé am na ci éleveurs yoo xamante ni ñoom carbonate lañ ciy def dañuy toj piccu variole bi sotti ci poudre carbonate bi am na yeneen éleveurs yoo xam ne ñoom bactérine lañuy jox seen pigeon yi ñoom seen pigeon bu variolé dañuy jënd bactérine ci pharmacie bi damm ko ci digg bi sexal ko pigeon bi léegi ñëw nañ ci jeexintalu vidéo bi ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé ko ngeen partagé ko ngir yeneen éleveurs yi mën ci jot te ngeen abonné chaîne bi ngir ngeen mën di jot yeneen vidéo yi ñuy dugal Info Colombofile mu ngi leen di jaajëfal